jërëjëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias mbokk yi dalee nag jàmm ci xibaaru marax mi ponk ya ca gën a fës président Macky Sall nag ñu ngi koy xaar ci kanam tuuti ngir kàddu yi war a tukkee ca moom nañu ko baaxu di def nag saay rek yu ñuy waajalee kon feetuk indépendance bu Sénégal xam ngeen ni ëllëg la yemook ñeenti fan ci weeru avril mu koy def président Macky Sall ren ji nag mu fas yéene yemook juróom-benn fukk ak benneel bi yoon Sénégal di ko màggal président Macky Sall ci yan poñ la fas yéene addu du ñàkk nag ñu ne dana ca bokk yi kàddoom muy nag manifester yi am yi weesu xëy na ak matuwaay yi nga xamante ne jëloon nañu ko ngir dalal ndaw ñi gunge leen ci seenub ëllëg président Macky Sall ci kanam tuuti fileeg simili di ngeen ko dégg rek mu fas yéene janook askan bi beneen ponk ci biir xibaar yi nag Souleymane Teliko jiite mbootaay gi ëmb magistrat yu Sénégal nag nee na bu sañoon daal daanu indi coppite ci conseil nag de la magistrature ak na muy doxee waaye tamit lañu bëgg rek mooy léeg-léeg yenn fal yeeg promotion yi ñu koy def ci anam yoo xamante ne nii teguñu ko ci yoon loolee lees war a soppi la mu ab téere boo xamante ne nag ci la dëxëñ jafe-jafe yi nga xamante ne nee na justice bu Sénégal am na ko téere boobee ñu duppee justice bu tëddee njaaxaanaay ci Sénégal daani ni ma ko waxee rek muy feetub indépendance bi tax na nag ba ñu def ab taxaw seetlu ci musée des forces armées bu Sénégal muy nag musée boobu nga xamante ne ci atum 1997 ci lañu ko daal di rek kon tëraloon ñu yegg fa nag Ibou Diouf moo fa yegg dinañu xamleeg mbaa boog mu wane lañu ak yenn ko jumtukaay yoo xamante ne ni jàmbaar yu Sénégal yi yoroon nañu ko ci jamonoy tubaab ya wàllu tàggat yaram ak lamb bi war a am ëllëg nag ci rek kon dibeer ji diggante Eumeu Sène lay doon ak Lac de Guiers muy ñetteel bi yoon ñaari mbër yooyu nag di janoo bu njëkkoon ba danoo témboo ñaareel bi Eumeu Sène am ndam am ndam tey nag mu nekk kon ñetteel bi janoo ndax Eumeu Sène day delloo buum ca boy boy ba wala bokk kii di Lac de Guiers dafay fayu lu mu ci mën a doon la ca kanam raw li gët mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax mi ni ñu ko waxee noonu woon nag président Macky Sall ñu ngi koy xaar rek ci ay kàddu yu mu war a yëkkati mu soxal discours à la nation boobu nga xamante ni dana ko baaxoo di def saa yu ñuy waajal feetu indépendance bu Sénégal ëllëg la yemook ñeenti fan ci weeru avril président Macky Sall nag daanaka booy xool janoom bu mujj yàggutoon juróom-ñetti fan la woon ci weeru mars gannaaw rek fitna yi nga xamante ne amoon na ci réew mi ay doomu aadama ñàkkoon ci seen bakkan laaj bi samp nag mooy président Macky Sall tey ci lan la fas yéene wax naam sax fête bi nag ñi ngi ko jagleel jàmbaar yi war leen cee sargal delloo leen jukkal waaye ñu ne du ñàkk xëy na dana àddu ci yeneen i poñ lu ci mel ni kon jafe-jafe yi ñu weesu waaye tamit matuwaay yi nga xamante ne jël nañu ko ngir gunge ndaw ñi waaye tamit yan matuwaay yeneen la ñuy jël ngir ëllëguk Sénégal goo xamante ne ni dafay doon Sénégal gu am koom-koom gu sax dakk ci kanam tuuti fileek simili lay doon ñu daal di wax nag ci mbas mi ci tënk ak tolluwaay bi tey jilee juróom-ñaari doomu aadama ñoo ñàkk seen bakkan ci mbas mile junni ak juróom-benn fukk ak ñett ci test nag la ñu def ñoo jot a faatu sax may jéggalu junni ak juróom-benn fukk ak ñett doomu aadama ñoo jot a faatu tey nag ñi amee mbas mi toll nañu juróom-benn fukk ak ñeent ci limuk test ñu def lu toll ci junni ak juróom-benn téeméer ak fanweer ak juróom cas communautaire yooyu nag di wàllante googu ñu xamul toll nañu ci ñeent fukk ak ñett ñi feebar ba loof nekk ca réanimation toll nañu ci ñaar fukk ak ñeent ñu daal di nag des ci mbas mi ak jafe-jafe yi nga xamante ne amoon na ba tax na nag geste barrière ya tëddoon tey ñu yëkkati ko ñu ne nag jaadu na ñu gestuwaat gannaaw lu ci mel ne wàllu tourisme nu ñuy fexee ba gën koo soqali moo waral tey ji lépp kër gii di SAPCO nag daal di lëkkaloo ak agence bi nga xamante ne moo taxaw ngir luy suqali tourisme ci Sénégal am na loo xamante ne xaatim nañu ko lañ ciy jubli tamit mooy fexe ba gën a jaay destination bu Sénégal Abdourahmane Diallo lañ ci àndal ak Mamadou Gueye. tourisme bi bokk na ci secteur yi nga xam ne ñoom la mbas mi gën a gàllankoor li ni mel sax a tax waa SAPCO ak agence sénégalaise de promotion touristique daal di lëkkaloo. depuis mars 2020 ba léegi nit ñi mënuñu liggéey correctement jéem jéemaat mais mbas baa ngi fi jeexagul kon li ñu mën a wax mooy comme yàlla def na njiitu réew mi levé na mesure couvre-feu nit ñi mën nañ doxaat tuuti ci wàllu fréquenter hôtel yi wala station touristique yi dañuy profiter rek pour
animé. ñaari structures yi seen bébét mooy fexe ba nga xam ni loolu la Sénégal am ci lu baax ñu gën koo fësal loolu rek ngir xëcc ñi nga xam ni bëgg nañu ñëw ci réew mi. bokk na ci li nga xam ne mooy li ñu war a gën a mën a fësal bokk na ci plage yu Saly yi nga xam ne président de la République lëkkaloo na ci ak Banque mondiale État du Sénégal tax ba plage yi nga xam ne moo nekk Saly ñëpp amoon réputation ne Saly amatul plage tey ku ñëw fii gis ne Saly am na plage waaye du loolu rek président de la République ak les autorités de l'État li ñu def ci tourisme ci juróomi at yu mujj dafa bëri. ci fàttali balaa mbas mi di dugg ci réew mi ci Petite Côte bi tourisme bi ci yoon bu baax la nekkoon donte sax balaa loolu ay jafe-jafe yu tar la doon jànkonteel. liggéeykat ya ña ngay waajal ab grève banque seen yoxoo nee nañ ci liggéey ba lu ko tàmbalee fukki fan ak ñett lay doon ci weeru avril bi ñu ne ñoom liggéeykat yooyu nag ne li leen métti daal bokk na ci anam yu métti yi nga xamante ni noonee la ñu nekkee naka noonu it accident léeg-léeg mu dal leen ci seenub liggéey te kenn du leen faale ñu ne nag lii nguurug Sénégal neewuñu rek dafa seetaan waaye dafa mel ni sax yëf ya xew di métti yooyu nguurug Sénégal loxoom génn ca ñu teewlu Abdoul Aziz Sy moom trésorier national la bu mbootaay gi liggéeykat yooyu ma wax ñu teewlu ko ak Abdourahmane Diallo. woo état du Sénégal ne contexte bi ñu nekk du contexte boo xam ne dafa war a yàccaaral frustration yi di yokku mer mi di yokku xëpp li fi amoon démb parce que li fi amoon jógewu fi kon ñu ngi koy avertir di ko woo pour mu ressaisir l'état du Sénégal ñu xool taille fort ñu wax ak ñoom parce que doomi réew mi fi nekk di fi liggéey ci alal réew matière première réew mi la ñuy liggéeyee ci suufu réew mi la ñu nekk. kon duñ ñëw ñu defal ay facilité exonération ñu jël lépp yóbbu ko seen réew doomi réew mi taxawaalu di frustré wu am na ñu fi gaañu ci accident travail yu méttee métti dañ lay reetaan accident travail baaraam bu dag nga ne ŋàññi di ko xool di yow ngay chinois di ko reetaan loolu c'est inhumain mais dañu naqari nag am na ay citoyens sénégalais nekk am doole nekk ci pouvoir bi nekk ci ginnaaw chinois yooyu naan leen buñ sonni ñun buñ sonnee dañuy bàyyi ay sénégalais ay responsable nekk ci gouvernement bi nekk ci réew mi am cër nekk ci ginnaaw chinois yi naan leen ñii buñ sonnee dañ bàyyi loolu moo ñu gën a métti nag mais loolu dañ xeex ak ñoom sëñ Abdoulaye Mbacké nee na ki nga xam ne ay fen la yor mu jaral ko xeex ki am dëgg na dee ba wow na xeex ba dee ba wow dañu xeex ba dee ba wow on va vous accompagner dans ce combat là. ñu wax nag ci ndaw yi nga xamante ne nii jàpp nañu dañu leen war a dooleel ndax dooleel ndaw ñi mooy dooleel réew mi loole nag di li ñu doon waxtaanee tey jile ci bëccëg bi nga xamante ne nii nag jagleeloon nañ ko mouvement des entreprises bu Sénégal muy MEDES muy nag bëccëg bi muy baaxoo di def at mu ne ñu ne nag liñ ciy jublu rek mooy lépp loo xamante ne wàllu fent la mbaa bokk ndaw ñi nga xamante ne am nañu xel te amuñu ku leen gunge ñu jàppale leen. Mbagnick Diop moom mooy njiital MEDES ñu teewlu ko ak Cheikh Diop. emploi des jeunes dafa nekk loo xam ne ñaar fukki at ak benn ñu ngi siy liggéey di si sant yàlla parce que bu ñu si commencé liggéey kenn xalaatu ko woon dañ foogoon sa peut-être ay caaxaan la mais 20 ans après ñaar fukki at après tey gis nga président mu nga bëgg a débourser 350 milliards pour l'emploi des jeunes sujet yëpp emploi des jeunes la mais nag ñun dañ si am mbégte parce que buñ koy xalaat di si liggéey 20 ans en arrière kenn xalaatu ko woon. ñu xoolaat suñu toogaay xoolaat environnement des affaires au Sénégal perspective yi aussi mooy suñu événement yi war a ñëw wax naa la ko ñu ngi préparé lu ñuy wax FIEF donc tey événement bi at bu jot dañ koy def mais dafa nekk benn moment fort d'échange de dialogue entre ñun patron yi ak syndicats yi ak xale yi ut xëy ak société civile ñun ñëpp daal du tënkoo pour nekk benn comme ni ñu koy waxee. ni ngeen ko gisee woon rek ci suñu xibaar yi weesu muy fële ca zone des Niayes ak chou-pommé yi nga xamante ne dafay faral di yàq carottes yaak naka noonu pomme de terre ay toni yoo xamante ni baykat yi bu ñu bayee ba noppi dañuy mujj tuuri ko li ko waral dañuy yor ay tonnes yoo xamante ne mënuñu koo jaay xamuñu fu ñu koy jaaree mujj bi ñu di ko wanteer ñu ne nag mbayum dër mi warees na cee wax mu mel ni tey jilee farataal nañu ko ndax jëwriñ ji nga xamante ne moom la ñu dénk wàllu njënd meeg njaay mi di Aminata Assome Diatta yegg na fa te dig na leen ne dina taxaw ci jafe-jafe boobee Cheikh Anta Diop. Dagge Kayar Nootuguy Jama Jogo Daaru Ndiaye Fass Boy ba àndal 1 fii ci zone des Niayes ñi yëngu ci wàllu mbayam dër ñëpp génnoon doon yuppi nag jafe-jafe yi nga xamante ne am nañu ko jamono yi ci kalamu jëwriñ yi nga xamante ne moom moo yor wàllu njënd ak jaay. bu ñu waree jaay saaku 5000 saaku 2000 la ñuy jaay. nawet bi wax noppi kamaate jarul dara jarul te suñu alal yëpp ñu ngi ko jël financé ko ci tool yi xaalisu banque yi ñu ngi jël chaque jour ñu ngi ñuy woo.
fay leen ñu. amuñu fenn fu ñu ko denc bu naree lax fii ñu dem jox suñuy xar wala ñu tuuri oño bi kilo fukki dërëm la ñuy fay bu naajee juróomi dërëm nawet bii daañ jaay paan chinois 1000 francs bu naajee ñu jaay nu téeméer ak juróom fukk kaani salade daañ ñu fay 100 francs bu naajee ay fukki dërëm duñ ci gis sunu bopp moom te ay tooli machine la ñu yor waaye boo paree fare yi dana daar te duñu gis fenn fu nu ko mën a rawale pour jot sunu fare. fépp fu ñuy jaay lujum de jëwriñ ji yor wàllu commerce nag jaar na fa Aminata Assome Diatta bi mu leen dégloo lii moom mooy xalaatam ci mbir mi. vraiment dafa nekk lu urgent loo xamante ne war nañ ko solutionner ci ni mu gën a gaawee lu état bi taxaw pour réguler loolu bu fekkente ne tamit yéen àndu leen ci dafay daal di jafe. même produit bu baree ci marché bi rek prix yi day daanu ndax léeg-léeg information bi ngay soxla pour nga mën a réguler marché bi comme ni mu waree léeg-léeg information bi dafay xaaw a manqué. ay tonnes légumes yoo xamante ne gis nañu ko ci tool yeeg marché yi yu ci bëri di nëb jëwriñ ñi nga xamante ne moom moo yor wàllu njënd ak jaay nee na nag lii bu demee dinañ fexe jël ay pexe ngir jàppale ñi nga xamante ne ci wàllu mbayam dër la ñuy yëngu. Cheikh Anta Diop cant ak ngërëm ñeel na la ñu wax rek ci mbirum Madiambal Diagne ma Souleymane Teliko yóbbu woon ca yoon Souleymane Teliko nag ñu gën ko xam ci ki jiite mbootaay gi ëmb magistrat yu Sénégal tey la mu ca wax mooy yëfee daal mi ngi ko bàyyi ci loxob yoon te nag li ko jiite sax mooy du des ci wax yooyu waaye leneen li nga xamante ni mi ngi koy xaar mu soxal réew mi Souleymane Teliko yëkkati ay kàddu dénk ko sunu naataango Fafara Ñing. ñëwuma fi tey pour wax ci affaire boobu wax na lu muy wax jël naa ay avocat yóbbu nañ ko yoon bu bés bu jotee dana leer loolu rek laa ci mën a wax. li nga war a def rek parce que tant que yaa ngi tegu si yoon di def loo xam ne wër nga ne sa devoir ngay def li si des moom da ngay bàyyi ñu def wax lu ñuy wax nga nekk sa jëf man damay nekk dans le temps de l'action awma temps wu di xool nit ñi li ñuy wax lu ñu dul wax parce que l'essentiel nit ku fekkee da nga jub def li nga war a def nit ñi dañuy wax rek mais duñ la mën a dara. mangoog ñu des ba tey ak Souleymane Teliko ak ni mu gisee conseil de la magistrature bu Sénégal moom ci gis-gisam boobet nag kuréel dañu ko war a nag dañ cee indi ay coppite fal gi ak yenn promotion yi mu gis nag nee na teguñu ko ci yoon muy ay jafe-jafe yoo xamante ne nemmeeku na ko ci wàllu yoon googu sax mu ne bu sañoon nag mu tëddee njaaxaanaay ci Sénégal lépp la dëxañ ci ab téere boo xamante ne génnee na ko Pape Fara ñi ngi lañu ciy àndal ak Jafaraba. atem bi amul benn appel bu ci mën a am juge Souleymane Teliko daan nay càmbar bu baax a baax yoon fii ci Sénégal ci livre am bu bees bi nag teg na pàcc yi nga xam ne moom la ñu mën a def ba am justice bu moom boppam. gis-gis ci justice mooy nit ku nekk même boo nekkee magistrat ci sa wàllu liggéey yaa ngi def sa liggéey normalement boo la neexee nga toog nga yem ci liggéey boobu mais ñun dañoo jàpp ni. nit ku nekk boo nekkee ci benn secteur sa waru gar la en tant que intellectuel boo gisee loo xam ni day jëmale justice bi kanam wala jëmale secteur bi kanam nga wax ko wala nga def ko wala nga bind ko ci taxaw boobu te tànk boobu nag la ñu taxaw en tant que acteur en tant que intellectuel gis nañ ne justice bi war nañ ko mën a jëmale kanam war nañ ko mën a soppi ci ay fànn pour mu gën a dëgër loolu moo tax ñu ne dañ koy bind. pour président bu union des magistrats du Sénégal indépendance justice nag faaw mu jaar ci ay réformes yoo xam ne dañ koy jëmale ci conseil supérieur de la magistrature. parce que conseil supérieur de la magistrature dafa nekk benn kuréel boo xam ni dañ ko fee teg pour mu gérer carrière magistrat yi pour mu garantir seen indépendance pour justice bi gën a dëgër mais gis nañ ne su fekkee da nga laaj même acteurs yi ñoom seen bopp dañ laan la kontaan nañu ci conseil bi nu muy doxee. li tax kontaanuñu ko nag loolu mu ngi ci doxalin conseil supérieur bi ak nu ñu ko tëggee moo tax ñu jàpp ni bu ñu soppee tëggin bi soppi doxalin bi juste conseil supérieur boobu dana mën a gën a def liggéeyam te boobaa justice bi dina gën a dëgër te justice bu gënee dëgër gën a am indépendance loolu intérêt justiciable la ñuy àtte. juge Souleymane Teliko ñaawlu bu baax a baax kumba am ndey ak kumba amul ndey bu ñu nemmeeku ci seen biir liggéey boobu. doxalin nu ñuy namee nit ñi. nu ñu leen di tànnee loolu mën na am jeexital ci confiance bi nit ñi di am ci justice bu fekkee nit ñi dañuy war ki ñuy atte dem na ci jàkkaarloog koo xam ne wóor na ko ni kii dañ koo tànn ci ndax compétence am ndax jubam ndax intégrité am bu fekkee loolu moo tax na loolu dina tax mu gën a am confiance ci atte bi loolu moo tax ñu ne donc il faut que ñu changer processus nomination bi il faut ñu changer conseil supérieur ndax tey conseil supérieur
exécutif moom mooy choisir nit ñi nu mu ko neex ku mu neex nga falu ku mu neexul doo falu ku mu neex nga am ndombu tànk ku mu neexul doo am ndombu tànk te kenn mënu la wax critère bi wala critère bii lay appliqué moom mooy tànn critère yu ko neex appliqué ko nu mu ko neexee. ki bind livre bi indépendance de la justice au Sénégal ndax war nañoo réformer conseil supérieur magistrature moom nag incité na bu baax a baax ne ñëpp ñoo ci war a dugal seen loxo ngir ñu am ëttu àtte bu gën a jaar yoon bu ko defee confiance gën a dox ci diggante ñiy àtte ak ñi ñuy àtte. niñ ko waxee woon ci ponk yi tey nag dañuy dem ba fële ca musée des forces armées muy kër goo xamante ne ñi ngi ko samp ci atum 1997 kër googu nag xam ngeen ni kër gu am solo la ci taarixu Sénégal ndax ci jamonoy tubaab ya kër googu boo fa duggee tey da nga fa fekk ay jumtukaay yoo xamante ne nii jàmbaar ya ñoo ko yoroon ci jamono jooju ñu doon dem guerre loolu yëpp nag bokk ci sunub taarix Ibou Diouf moo fa yeggoon àndoon ceeg Thierno Laurent Mendy. ci musée bi ñu jagleel l'armée bu ñëwee di nga fi fekk ay jumtuwaay yuy fësal taxawaay bi nga xamante ne soldats yi mës nañ ko am fii ci histoire Sénégal leneen li koy firndeel drapeau bi nga xamante ne moom la ñu mure woon cercueil président Léopold Sédar Senghor leneen lu koy firndeel bokk na ci li ñuy gis ci bile sa chef d'état-major général des armées moom moo initié woon benn exposition bu nga xam bi ay quelques jours la rek ñaari ayu bés la woon mais ñu gis nit ñi sawar ci lool mu ne léegi nag exposition bu dañ koy jël mu wër Sénégal yëpp bi mu wëree Sénégal yëpp ba pare am na division bu nekkoon Dial Diop mu tuddee woon ko rek division musée mi ngi woon DIRPA léegi 97 nag ñu ne léegi nag division boobu dañ koy ñëw yëkkati pour mu mën a doon direction. mu ngi fii ci bërëb bi ñuy duppee salle des symboliques nationales comme ni ngeen koy gisee nii ay médailles ak i camouflé loolu lépp di firndeel taxawaay bi nga xamante ne suñu l'armée bi mas na ko am. lépp lu jëm ci xare muy tenue donc muy yëre yi ñuy sol muy ngànnaay muy fetal muy paaka muy xeej mbaxana lépp lu jëm daal ci li nga xam ne lii soldat si danañ ko soxla pour mën a dem guerre. ci biir armée bi nag fàttaliku seen ñooñ ñi nga xamante ne dañ fi bàyyi ko lu am solo la loolee bokk na ci li koy firndeel bërëb bi ñu duppee salle Cowessienne. rek woykat bi dafa ni ñi dee demuñu fenn ñu ngi ci ñun. camp boo dugg fii ci Sénégal am nañu benn bërëb bu nga xam ne moom la ñu jagleel sunu mbokk yu nga xam ni sunuy mbokk mbaar ak ñi ñu jiitu ñi nga xam ne ñi jóge nañ fi te doon xare ba daanu. loolu yépp di doole réewu Sénégal jaarale ko ci li nga xamante ne loolu leen lañ fi bàyyil askan wi ci ndono mu bëri ci lu ñu dëxëñ ci bile musée. ëllëg ñu fas leen sargal ñoom l'armée bu Sénégal ci bis bi Sénégal moomee boppam ëllëg nag yemook dibeer tamit lañu fas yéene rek kon jano muy Eumeu Sène ak Lac de Guiers ñetteel bi yoon ñu di ko jano bu njëkk ba dañoo témbe woon ñaareel bi Eumeu Sène am ndam ñetteel bi nan lay demee Eumeu Sène ndax dafay dóoraat wala bokk Lac de Guiers dafay rek fayu la ca kanam raw li gët waaye jàpp leen ni ab combat de choc la Cheikh Sadibou Diarra. ñetteeli combat diggante Eumeu Sène ak Lac de Guiers 2 daanu du baax ci kenn rawatina ku bëgg jël roi des arènes bi. mun naa ko wax combat la boo xam ne yaakaaruma une quatrième fois mu amaat combat la boo xam ne ñaari mbër yëpp defet baaxul si ñoom que ce soit Lac de Guiers 2 que ce soit Eumeu Sène defet baaxul si ñoom Lac de Guiers 2 li ko jik mooy ñëw wane lu bees ñëw ñi ko xam ne tey dañ koy taxé de lutteur défensif pour jéem a daan une première fois kii di Eumeu Sène combat la boo xam ne nag combat bu ouvert la parce que Eumeu Sène tamit il est dos au mur pourquoi ma ne il est dos au mur parce que dafa jóge si défaite. combat bu piège la pour Eumeu Sène d'abord parce que moom moo gagné woon donc su ñëwee ne damay def li ma defoon sànq bee pas mun na juum Lac 2 également comme dañ ko daanoon mun na ñëw naan damay ñëw fay kut ko kut te loolu su ñëwee si kii boobu du sotti parce que mun nañ ko nax. làmb ji di dox diggante ñaari bërekat jafe na wax ni mu nar a demee. mun naa gaaw parce que dañuy nekk ci lutte avec frappe bërëk dóor la ñu wax donc bëre mun na ñàkk un coup ñëw dóor mu daanu am Eumeu Sène moom jaxasoo la bëgg combat bu jaxasoo moom da koy arrangé parce que
xarañu na ci lutte pure am na ay clé yu dul jeex tandis que Lac de Guiers nit ñi dañu naan dafa passif amul mbër bu passif te Lac am na ñaata victoire la am soo dee compté victoire am moo ëpp fuuf jëlam wala ay match nulam donc ñii naan dafa passif dañu jum. wax kan mooy favori itam du ñëpp ko sañ. Eumeu Sène mooy favori parce que Eumeu Sène moom moo daanoon ki nga xam ne moom mooy Lac de Guiers 2 en 2012 loolu moo tax muy nekk favori mu ñu war a jëm nag ci combat boo xam ne combat bu war a neex la. parce que mbër yi fu mu ne nii kenn mënu leen juger toog nañu combien de temps bëriwuñu donc loolu yëpp il faut tenir compte de tout. ñetteeli daje Eumeu Sène Lac de Guiers 2 dibéer bii la ca arène nationale ba nekk ca Pikine laata combat boobu Diène Kaïré dina laale ak Modou Anta. Cheikh Sadibou Diarra ñu des ak yow nag ngir wax rek ci ñetteelu journée bu groupe C bu coupe bu confédération africaine ci wàllug football ASC Jaraaf nag fas yéene jano ak Salitas FC ci Stade Lat Dior bu Thiès vert blanc yooyu nag di waa Jaraaf fas yéene rek def seen kéemtalaay kàttan ngir nag am seen ndam lu njëkk. na ci waa Jaraaf yi dëjmal seen ñetteelu jongante ci coupe CAF bi. ki nga xamante ne moom mooy Sega Sissoko moom nañ suspendre ndax cumul de carton. waaye dina am yeneen xale yoo xamante ni daan mën a wuutu place bi nga xamante ni moom la nekkoon. moom bu fekkee da nga jógee si gagné lim lay mën a may mooy nga fexe ba nga xamante ni say xale ak yow mi nga xam yaa ngi di tàggat di ngeen leen gën a mën a tàggat ci semaine boobu si xel mu doy pour mën a waajal match bi ngay dëgmal. ba wax la leen rek kon victoire bi nga xam moom lañ am si ginnaaw Seneps may nañu tey ji xel mu dal si liggéey bi. ak xel mu dalu xale yi tamit ba nga xamante ni dañuy liggéey daan ko gën a mën a xam pour mën a dëgmal match bi pour mën si am ay poñ. Jaraaf dafay dalal Salitas FC bu Burkina Faso dibéer ci stade Lat Dior bu Thiès jongante bi ñeel ñetteelu bés bu groupe C bu coupe CAF bi club bu Médina bi di ci wër ndamam gu njëkk ginnaaw bi mu teglee nërmeelu ak Tembo. mangook ñu daal di tënk rek ci wàllu football ba tey des ci ak juróomeelu journée bu Ligue africaine des champions ci groupe D bi nag Tëngéej FC moom nag daal di nay rek kon am ndam ci jongante yooyu lee mu nekk nag ñaari bal ci benn boo xamante ne doon na ko Espérance de Tunis mu mel ni ak nokkiwaat la ak nokki sax laay wax ci Tëngéej FC mi nga xamante ne ñett yoon nag nërmeelu na ko ak benn nul boo xamante ne am na ko ci jongante yooyu. mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen ci xibaaru marax mi sant leen gërëm leen bu baax a baax yéen ñi farewul ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti gannaaw 20h nag Souleymane Niang dina fi teew rek gannaaw discours à la nation bi lay doon bu président Macky Sall ngir indi ci ab njàngat moom ak gan yamu ca fas yéene àndal mbokk yi ñu leen di dig daje ci yeneen jotaayu xibaar.